yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk ak El Hadji Assane Gueye jotaayu waxtaan la bu dul bàyyi dara politique société culture sport ci gàttal lépp lu laaj waxtaan leeral ak yoonal ci yoon wi la ñu koy waxtaanee yoon wi ak El Hadji Assane Gueye alxames bu nekk ci rajo Futur Média. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom ñu ñëwaat ak yéen seen émission yoon wi ñu am mbégte ànd ci ak monsieur le ministre Alioune Ndoye mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp mi ak lépp luy koom ak géej gi waaye it di maire bu Dakar Plateau monsieur le ministre ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi. maa ngi lay ziar Assane di nuyu képp ku ñuy déglu tey di rafetlu itam li nga ma invité ci émission bi. jërëjëf. kilifa nga ci parti socialiste boobaak léegi yéen a ngi ak nguuru président Sall parti socialiste xam naa laajab tooñ lay doon da ngeen di am ba tey ambition yenn yi jël nguur gi ëllëg wala da ngeen di desa ne ni ko ñenn ñi seen doom bàjjeni waxee mouvement de soutien. waaw ñun de xam nga parti mënoo lim ay parti ci Sénégal te amaana presque tàmbalewoo ci ñun. parti lañu ak suñu organisation ak lii suñu ambition li tax ñu doon ab parti. souvent nag boo bokkee ci ab kuréel muy ay réalité du moment nit ñi dañuy caricaturer di wax ay waxi mouvement de soutien waaye damay rappeler ni ca la ñu bokk langue bi ñu bokk. te ña ko sos lañ bokk. dañoo sos suñu langue dem xare ji parce que dañ jàppoon ne loolu moo mënoon tax ñu am ndam ci la ñuy wut yàlla may ñu ndam kon tey bu ñu ne mouvement de soutien la parce que suñu kër la ñu ne. Benno Bokk Yaakaar suñu kër la. donc loolu aussi jar naa bàyyi xel parce que Benno Siggil Sénégal la woon. avant Benno Siggil Sénégal yeneen mouvement la woon président Macky Sall itam yoroon coalition am. ñu dem ba jëmbi jamono jàpp nañu dajale force de l'opposition yooyu ñoo ñu mënoon a tax en tout cas yombalal ñu am ndam ci kaw président Abdoulaye Wade. ñu sos kuréel googu. kon loolu jar na bàyyi xel. dafay tekki ne kon àndu nawle la du rek ak topp ak yooyu. àndu nawle la àndu gor parce que bu ngeen di fàttaliku. bi ñuy gunge sax président Macky Sall ci premier mandat bi ay engagement la woon boo xam ne ñi jiite woon kuréel yëpp dañu xaatimoon jël ay engagement yoo xam ne dañ ko waxtaanee ba pare xaatim kayit boo xam ne da ko firndeel. kon boobu ba léegi nag bu ngeen seetloo. macha allah parce que kuréel gi ñu de bu ñu dee ci Sénégal ci wàllu politique nga xam ne politique lu jafe la mu am dayo bi mu am ba pare am fan yi mu am loolu lu jar a saluer la ci Sénégal. ànd bu yàgg la. mais 2024 moom il faut que mu am fu fi teere n'est-ce pas wala. waaw xam nga am na ñu ne moom mii fi ne amul sañ-sañu bañ a fégal am ñu ne parti socialiste danañ wut candidat ci lu nu yaakaar xanaa. waaw xam nga moom mi ci même mi boo nee moom président de la république ngay wax mooy fàttali ni président de la élection yi passé candidat parti socialiste la woon ndegam foog naa ne suñu kuréel moo ko njëkk investir en tant que candidat pour won la rek donc doxalin bi la ca des nag mooy que ni nga fal nit defagul sax at wala ñaari at yu mat nga commencé di ko wax ndax di nga toogaale foog naa ni am na yeneen yi tey ñu war a tal ci réew mi surtout ak li ñu dab yëpp parce que quand même dañu amoon projection am nekkoon ci li ma tubaab di wooyee rampe de lancement am lu métti lu ñu dab loo xam ne àdduna yëpp la dab muy mbas mi loolu nar a gàllankoor bu baax a baax suñu doxalin maanaam li ñu bëggoon fi ñu bëggoon yóbbu Sénégal donc war a redoubler d'effort ci loolu foog naa ni yitte yi war na doon feneen fu dul continuellement parce que Sénégal aussi nag souvent nit ñi dañuy xultu ci politiciens yi waaye nag politicien dafa sonn aussi parce que fu mu dem ñu delloo ko ci wàllu politique alors au lieu que ñu wax ci wàllu réew mi wàllu développement réew mi wàllu askan bi ni ñu et cetera donc toujours ci question yooyu lañu ne question bi nag dafa mel ni dafa dërkiis ndax la dernière situation Mali indiwaat na ko question 3e mandat ci Afrique am ñu ne alerte la war a doon ci yéen ñëpp de façon générale yéen aji politique yi Afrique yi. waaw mais xam nga Mali par exemple caricature beneen a ngi noonu parce que Mali du waxi 3e mandat moo indi li fa xew parce que Mali maa ngi leen di ñaanal yàlla parce que nous sommes en tout cas dañu jegeñ lool réew moomu jàpp naa ni il faut pas que Mali dugg ci li may woowee benn cercle vicieux maanaam dootuñ fa fal kenn ba mu mën a àggali mandat am loolu aussi war nañ ko seetaat parce que kañ fa jëleel nii dañ ko fal ñoom ñoo ko fal. baax na baaxul nañ ko falee baax na baaxul mais foog jàppoon naa ni ay règles démocratiques dañ koy consolider. mais duñ dellu toujours ginnaaw
te moom ki ma fa wuutu moom it apparemment ci li mu dund ni la kooku dund. kon cercle vicieux boobu en tout cas force vive ci Mali war nañ ko dakkal. surtout que Mali itam boo demee ba quasiment sa genn wàll réew amatoo fa dogal. donc am na yeneen réalité yoo xam ne tey war na pousser à ce que le peuple malien doon benn au-dessus de yenn considération yi. maintenant bu nu jiitee aussi aji politique yi war nañ fexe ba seen askan aussi di bañ di génn ci ñoom. tout à fait en tout cas yaa may jiite de moo gën foog naa. maa lay jiite. ci li ma gëm ak li ma xalaat kon loolu aussi lu am solo la waaye nag Mali day question bu sensible. bu sensible. boo xam ne surtout ñun daf ñuy interpeller à plus d'un titre. parce que tey amul benn décision bu ñu jël wala bu organisation internationale yi di jël yoo xam ne du impacter grandement ci suñu réew. ci suñu koom-koom suñu doxalin mais surtout que Mali Sénégal benn la. dëgg la monsieur le ministre ñu waxtaanee secteur bi ñu la dénk coow li gis nañ ne bari na trop fan yi bon c'est selon yow na nga ko apprécier. mais ñun ci jàpp nañ ni daal ci presse bi du ñu toog bis wala ñaar yu ñu waxul ci wàllu napp mi wàllu licence yi armateur yu rafetluwul xëy na doxalin wenn bi de votre part bi ci mujj mooy coalition armateur yu ne dafa am ay nouvelles licences ñoom nee nañ bu ñu sañoon ñu dakkal toute signature de nouvelles licences yow lan ngay tontu foofu. waaw xam nga Sénégal comme réew yu am en tout cas moom seen bopp yëpp dañu organiser suñu réew. am na loo xam ne nag wareef la walla sañ-sañu état du Sénégal la état du Sénégal la ñu dénk suñu géej la ñu dénk suñu ressource moo ko war a préserver moo ko war a aar moo ko war a développer. du ay intérêt parfois purement privé wala particulier yoo xam ne ñoom amaana seen bopp rek la ñu gis ñun état dañu équidistant maanaam man li ma fi nekkal en tout cas li ñu ma sant mooy développer tout un secteur pas développer ko pour Mademba bàyyi Masamba mais développer tout le secteur ak li mu yor ci jafe-jafe ak li mu yor itam ci en tout cas acteurs yi bëri nañ lool ci industriel yooyu nga wax ba ci pêche artisanale ba ci femme transformatrice yi ba ci mareyeurs yi ba ci même docker bi nga xam ne mu ngi port de pêche yor fa liggéeyam ñoo ñëpp ca lañ bokk. kon c'est un ensemble li nga wax man foog naa ni ñëw naa plusieurs émissions. une fois ma apporté ci solution dama ne question boobu weesu nañ ko parce que aussi comme ni mu ko waxee du ñu toog ay weer wala ay at ci benn question boo xam ne. légalement réglementairement réglé nañ ko ba kenn mënul en tout cas teg baat ca la ñu def. loolu moo am solo kon loolu waxi licence la woon. kon li tontu bi mooy amul benn licence bu bees yu ñu signé. en tout cas li indiwoon coow li moo doon que ni Alioune Ndoye salaamaaleykum joxe na 56 licences juróom fukki licence ak juróom benn jox na ko ay chinois. coow wax ji loolu la woon. kon loolu foog naa ni événement yi passé nañ ba xam nañ ne loolu dëppoowul ak li am. Alioune Ndoye bi mu toog ak léegi benn commission moo fi am te commission boobu la ñenn yi bañoon parce que dañ jàppoon ni ak mbas mi dañu war a dàq commission ba. ba jëmmi jamono. te boobu am na ay sénégalais yu taxaw yor seen liggéey yor def seen i investissement ñenn ñi mën a ñàkk investissement yooyu ci diggante bi doon laaj ministère tontu leen ci seen laajum licence. ndax da leen koy jox wala du leen ko jox AGESAN li ci am solo mooy liggéey boobu commission bi def na ko. jox na ay conclusion ministre bi ma doon dogal naa li ma ciy dogal mu dëppoog amaana li ko topp ma sax commission bi à 100% parce que bu ma toppoon commission bi xëy na heure bii ñetti structure mënoon nañ cee am licence. te kenn ci fukk ak ñaar yi laajoon kenn moo ci am autorisation te moom du sax licence bu bees dafa bëggoon soppi li ñu naan option. te option bi mu doon jël muy option bu gën a sélective donc bu gën a baax ci préserver ressource bi te bi ma seetee ci demande yooyu CROT mi nga xam ne souvent dañ naan la recherche suñu service état la d'accord na ci demande boobu waaye d'accorduloon ci yi ci des te bi ma xoolee ñeneen ñi jàpp ni bu ma teggee samay service man yi bokk ci commission bi xëy na décision bi du leen favorable moo tax topp ma leen joxuma leen ko. kon loolu pour man une fois ñu yegg foofu coow waratul am
dañu war a continuer suñu liggéey bu dee secteur bi. yooyu licence ñu joxe ni nga ko waxee kuréel yi war a joxe seen avis yëpp def nañ lu ni mel je pense au centre de recherche océanographique boobu nga wax léegi ak ñeneen ñi. kuréel yëpp est-ce que jaar na yoon. kuréel yëpp joxe nañ seen avis. ba mu des kuréel bii représenté woon industriel yi. ak beneen bu représenté woon je crois artisan yi. ñoo joxewul mais man ci bi may dogal dama considéré ni kuréel yooyu puisque dégg naa leen ñuy wax avis défavorable lañ yor. man foofu noonu laa ko comptabiliser. du dëgg teewuñu waxuñu mais dama jàpp ni bu doon seen sago en tout cas duñ ko def. kon ma tenir compte ci loolu. donc loolu pour man buñ ko doxalee. te quand même muy suñu xam nga def nañ fi conseil des ministres. nit ñi jàpp ni en tout cas président wax lu leer maanaam nañu doxal secteur bi ci respect code bi. ak texte yi ci waxtaan ak nit ñi waaye nag dans le respect des compétences exclusives de l'État. kàddu googu nag amaana xëy na génnuloon mu mën a nax ay nit mais loolu lu leer la c'est-à-dire ñun dañu yor mission. mission bi aussi du ñu dem ci place publique di ko fa gérer. il faut ñu nangul ñu loolu. voilà parce que. bu ñaari acteur taxawee ñoom ñaar ñëpp bëgg a liggéey ci géej gi te parfois ñoom seeni intérêt divergent ki leen mën a àtte en tout cas ki war a équidistant mooy te di njaaxanaay mooy état. ok te taxawaay boobu lu ñu jéem a am. est-ce que mun nga leen a nangul seen càkkuteef gi jëm ci ñu publier la liste de bateaux yi am licence yëpp yi ñu joxe ñoom dañoo gis ne xëy na loolu dina yokk leeraange ci mbir mi. waaw parce qu'il trouve également que yëf yi dafa mel ni embouteillage yi am ci Ndakaaru car rapide rek boo demee ci géej gi noonu lay demee. waaw xam nga nit bu taxawee ne jàpp ni man am naa sañ-sañ ci géej gi. géeju Sénégal. keneen waratu cee am sañ-sañ. déjà taxawaay bu xaw a doy waar la parce que da nga naan toujours nit ñi laaj man ba ñett nit laa gis. ñuy dem ci rajo ak télé yi di wax ñett la. bëgguma nag vraiment mettre autant d'énergie ci loolu. mais Ajasan waxi licence man def naa lu dépassé loolu. puisque instruire naa service yi pour ñu auditer pavillon Sénégal. un audit boo xam ne. professionnel. bu ñuy wax kan moo ne ci géej gi. ak ku ci ne la nga fay def. boole naa ci audit boobu parce que dañ ma won ni yàgg nañ ko bëgg a def te chaque fois dafa am ay difficultés pour ñu def ko parce que yenn acteurs yi nanguwuñu sax ñu def ko. boole naa ci ñu ne pour ñu rejauger navire yi navire bu ne sa TGV ñu en tout cas ñu rejauger navire bi xam lan la. boole naa ci loolu ci ay dogal ñu former waat le corps des observateurs parce que quasiment y en avait plus. Y a même pas je crois ñeenti fan 54 observateurs pare nañ seen liggéey maanaam bateau bu ne. notamment bateau industriel booy dem da nga war a embarquer observateur. li seen liggéey ñoom. observateur bi dana saytu la ngay def est-ce que yow. yaa ngi def le war. yaa ngi wàcc yoon yaa ngi napp li tax nga war a napp ni nga koy napp et cetera. yaa ngi voilà observateur liggéeyam mooy ñëw observer ce truc et def ses comptes rendus kon ñooñu formé nañ leen. mbaa on le met à l'abri rek balaa ko borom bato ba joxaale. waaw lampaay mu doon ab sekkee na njaween. loolu mooy jafe-jafe waaye foog naa ni département bi ñu ma dénk. ñi may liggéeyal amaana commencé nañ xam tuuti ni may liggéeyee. te am naa ci yaakaar. kon loolu. doxalin yooyu bu ñu ko amee ça veut dire que dañu bëgg leeral. donc observateurs yi dañuy dem ñetteel bi Ajasan ku jóg ne la recherche. te recherche bi ñun la ñun. mais man dama fekk recherche bi am ay jafe-jafe. te industriel yooyu foofu laa leen doon xaar sax parce que yeneen réew yi ci licence yi. dañuy fexe ba ñuy financer la recherche parce que sans la recherche décision yëpp souvent mën nañ ko remettre en cause. waaw recherche boobu. dama ko jox en tout cas une position centrale benn bateau le ministère bi moom muy le bateau ITAFDEM jox ko la recherche CROT pour mu mën a def ses recherches Ajasan jàppal ne depuis je crois 2017 li ñuy wax la recherche directe dem géej génn fa recherche bi amul parce que bateau boobu dafa paanoon bateau boobu incha allah liggéeyam quasiment yemb na parce que lañ ma ci laajoon ci xaalis fexe nañ ba ñu dugal ko ci bateau boobu léegi mu génn parce que CROT prochaine campagne bi mu war a def septembre bii la. te incha allah bëgg nañ bateau ba dem géej comme ça ñu am ay données plus fiables. ci recherche bi. données yooyu ñooy may ministre mu ne pêcherie bi par exemple surpêche am na. war nañu ci yokk effort bi war nañ ko wàññi. wala et cetera wala période bii war nañ def repos biologique loolu lépp mu ngi en tout cas aaju
ñu ngi ko teg ci recherche bi donc man dama mais justement ñoom seeni appréhension dafa légitime lañuy justement bëgg lu ñoŋal géej gi lu koy rey ñu wër di dem di xaaraani ci suñuy nawle rek moo tax ñu interpeller waaw mais ñi may le wax loolu ministère de tutelle ñi may wax loolu damaa seetlu seen activité bu dee yaa ngi yëngu ci ab biir boo xam ne nga ne fi mu ne nii ci dee la jëm waaye yow bu ñu seetloo sa activité macha allah ci yokkute nga ne at bu yàlla sàkk yaa ngi jëm kanam kon war nañoo seetaat mbir moom ñaaree bi par rapport ak pêcherie yi damay seet ña ca ne bu dee ña ca ne par exemple mooy ñiy wax ni pêcherie yooyu dafa am surpêche ma ne kon war ngeen xoolaat seen taxawaay ñaare bi man mii sax war naa xoolaat parce que souvent licence yi c'est pas pour rien que dañ koy renouveler régulièrement joxe licence nag dafa tënku ci loo xam ne ñun war nañ ko saytu parce que waruma renouveler régulièrement ay licence ci loo xam ne ñoom seen bopp ñu koy def nee nañ ma fii jën amatu fi donc yooyu yëpp dañ ko war a aussi waxtaane juboo ci justement ci wàllu renouvellement am na kilifa gi jiite Sopasen bu dégg ne émission bi dañ koy def am man ak yow mu ne ñu fàttali la rek demande bu mu defoon de renouvellement ñaari weer a ngi mais ba léegi ñoom jotuñu réponse de votre part waaw kilif da nga ne kilifa googu ma soxna si du ci ay rajo man la may interpeller parce que def na ko du fii dégg naa ko ci ay ñetti rajo jàpp ma ni loolu partenariat la bu dee moom noonu la ko gisee liberté am la itam am na ci sañ-sañ du dëgg parce que dégg naa ko ci ay rajo ay ti mu wax loolu sañ-sañam la mais na xam ni sur les faits lu waral ñàkk réponse bi boobaak léegi mais yaa ngi gis ñu ngi ma jébbaane ci àdduna parce que dama instruiroon samay service ñu tontu yeneen acteurs de la pêche ñu defoon ay demandes de licence yoo xam ne yenn yi avril 2019 la newoon ci ministère bi ba keroog may def instruction ferme yooyu pour nañ leen tontu tey moom foog naa ni benn weer wala ñaar mu ngi ci rajo yi kon nag na sénégalais xam ni quand même bon loolu la yàlla may itam bon ñun ñëpp ay citoyens lañu dañu en tout cas dañoo yem dayoo dañoo liggéey bi yemul ci benn nit wala ci benn kuréel waaw mais ñoom comme dañu am sañ-sañ bi ci ñu ay doomu Sénégal man li ma bëgg a xam mooy lu tax tontoo guñ leen wala boog fan la ñu war a jaar parce que déposé nañ kayit fi ñu war a jaar jàpp naa ni foofu la ñu jaar léegi dañuy bàyyi administration bi def liggéeyam na mu ko waree aussi sans précipitation j'espère que du am personnalisation de la question quand même ni de sa part ni de votre part sinon rek problème am non je pense que le ministère est au-delà de ça franchement ñun li ñu dénk ci mission foog naa dépassé na gérer benn nit wala ñaari nit et cetera ñun ñëpp la ñu gérer ñooñu ca lañ bokk nag parce que état moo leen encadré état moo leen jàppale état moo leen jox ay facilités yu bëre pour que ñu toll fa ñu toll tey maanaam dégg leen ci zone franche d'exportation exonéré leen ci ay yu bëre may leen ñu développé wu kon loolu itam la ñu état daf ko warloon ci ñoom ma jàpp ni état warloo na ko sax ci nappkat bi nga xam ne mu ngi fee ci Fass Boye wala ci Guet Ndar waaw loolu mooy comme daal yéen état moo njaboote ñëpp ñoom ñu ngi xaar seen réponse incha allah ndax ñoom dañoo yor bateau dañuy liggéey ñoom it waaw kon nag message bi jàll na Arsan mu nga xam man dama mat ndaw nag man dama yóbbante woon rek gis naa loolu monsieur le ministre waa Kayar ñoom it bi ñu déggee émission bi wax nañ ni buñ sañoon ci wàllu embarcation buy surveiller seen géej gi foofu ñu am ko il trouve même que ni amul surveillance bi daal wala boog demee wu ni ca dañuy njort nag géej gi aussi bu surveillance amul rek saax-saaxee am waaw loolu lu am solo la loolu moom ànd naa ci ak ñoom même je dirais à 1000%. Parce que yàlla def na ni semaine bii passé la instruction DPSP mi nga xam ne moo yor mission boobu pour que ñu defal ma situation définitive ci wàllu géolocalisation bi taxoon ñuy wax ñaaree ñu wax ma seen poste de surveillance yëpp lan mooy situation ya ak lan la ñu manqué ci ay wàllu jumtukaay muy ay investissement yu am solo nag am na sax ay centres yoo xam ne fi mu ne nii ñun ñaanoon nañ ñu ci ay moteurs yu am doole parce que moteurs yi ñu amoon dañu jàppoon ni mënuñ ci en tout cas topp ñenn ñi ci géej. tàmbale woon nañ di ko soppi. kon nañu wax yàpp ni daal poste de surveillance yi nga xam ne moom la DPSP yor bëgg nañ ko équiper moderniser ko teg fa nit ñi. loolu aussi bokk na ci en tout cas recrutement yi nga xam ne ak formation yi nga xam ne. actuellement instruire nañ ko pour ñu def ko. donc Kayar d'ailleurs maa ngi leen di nuyu wax leen ni maa ngi fas yéene ñëw seet si leen ci fan yi. comme ça ñu gën a toog wax. ma gën a teg dut baaraam ca. jafe-jafe yi. très bien
mais loolu ay yéene mu am ci aussi sa digg ak armateur yeneen yi ñu yëngu ci wàllu industriel comme artisanaux gi est-ce que yaa ngi waxtaan ak ñoom est-ce que accessibilité am na. Assane man amul ku mën a wax ni. laaj naa ci organisation yi laaj naa ndajeeg ministre bi te aw ma ko amul. Semaine bii rek am na ñoo xam ne gis naa leen ci télé yi dégg naa te ñoom sax mënoon naa jàpp ni la ñuy wax en tout cas da doon défendre. politique état bi ak ministère bi mais ñooñu barki démb laa leen recevoir. recevoir naa sax maa ngi leen di nuyu au passage les honorables députés yi nga xam ne benn foog naa groupe libéral lañ ko xaw en tout cas jàpp ma tur bi parce que miinu ma tellement organisation assemblée. waaye li nga xam ne président Diop Decroix moo leen jiite woon. recevoir naa leen ñoom itam ci seen demande ci question yi maanaam ñoom gis nañ pàcc yëpp. bëggoon itam dégg ministère bi dajeeg ministre bi man. donc dañoo sentir ne daal jafe-jafe am na xëy na. ñan ci secteur bi. non c'est-à-dire mooy coow li nga wax ni licence. ñoom xam nga bi ma amee. kuy doxi jàmm kay da ngaa yëg ne ay am na. waaw xam nga moom honorable bi mu déggee loolu. coow licence yooyu dafa defoon lu ñuy wax question orale. ci diggante bi am ay acteurs yu ko invité. mu dem port dajeeg acteurs yi. xool dem ci ay industrie de pêche. moom sax dafa tukki dem ci ay bërëb yu bëri mook ak ay naataangoom. bi mu paree ci loolu par équité par équilibre. mu dem dajeeg foog naa waa GAIPES. waxtaan ak ñoom. bi mu jógee ci loolu jàpp ni war na dajeeg ministère bi. ñun biñ ñu ko waxee man la aw ma benn problème. foog naa ci 24 heures yi la ñu gisee. dañu def seen demande ci 24 heures yi ñu gisee. am na lu mu jur wala ay waxtaan naanandoo ataaya rek loolu. déedéet yooyu itam ay honorable député réew mi. déplacé wu Decroix sama xarit la moo tax ñëw ba ministre. te gis nga naanuñu fa sax. am nay avancé malheureusement naanuñu fa sax ataaya donc. mais en tout cas si question yi ñu posé man. jàpp naa ni indil naa leen ci ay réponses. la ca des nag ñoom après xam naa ni ñooy dajale la ñu taataan fépp. pour se faire leur religion. am na solo Sénégal Mauritanie ndax ak tan am na ci wàllu napp mi bien sûr donte licencié gi amoon na yokkute ci ak kii waaye comme yëf yi yemul rek ci licence ak yeneen surtout les acteurs de Guet Ndar ak yooyu est-ce que seen nekkin yaa ngi koy saytu. waaw Guet Ndar xam nga jàpp naa ni ñoom a gàttanu ci ministère bi. sama mbokk lañu. parce que nag man quasiment def naa fay at yu bëre. waaw parce que Ndar laa jànge voilà donc samay week-end yëpp maa ngi ko doon passé Guet Ndar. dellu ma koy xóotal mais ñoom laa njëkk dalal en tant que ministre parce que bi ma toogee dama ñëw dajeeg coow problème de licence ak Mauritanie. ci saa si laa laajoon sama parce que mën guma woon bouger maa ngi doon soog a jël fonction war a quand même xool ni yëfi tëdde mais quand même ma ne sama directeur de cabinet ñaanal ma gouverneur Ndar. mu waxal ma ak acteurs yi bu ñu mënee organiser ma recevoir leen. Hajasan fanweer ak juróom. organisation. laa recevoir oon keroog ñoom laa njëkk recevoir. bi ma génnee ci ñoom d'ailleurs organisation bi ci topp mooy GAIPES ñoom laa recevoir. donc affaire Guet Ndar bi ma amee bi ma leen dégloo ñu wax ma man leen léegi may leen ma ci ay fan yu néew ma xool yan taxawal lañ ci am. point ñi et puis dañu ñëwoon ak organisation yor bind lépp li nga xam ne mooy seen en tout cas seen mébét. yàlla may ma am possibilité dem rapidement Mauritanie ma demee foofu poñ yi lan la woon booba mooy dañu amoon ay arriérés ci licence yi. parce que fay ñu woon 3e trimestre bi. ba pare dañu amoon ay pénalités yu bëri yu ñu waroon a fay. bi ma demee foofu waxtaan nañ ba ñu may ñu bañ a fay 3e trimestre bi. donc war a fay 4e bi continuer seen liggéey. mu des pénalités yi te pénalités yi bañ ma ko wonee Mauritanie dañ jàppoon ni 21 embarcations ñoo amoon ay pénalités. te foog naa boobu 12 yi fayoon nañ déjà. ma jàpp ni bu dee am nañu fay ñeneen ñi war nañoo mën a fay. ñu d'accord ci loolu. waaye ba commission Mauritanie boobu ñëwee ci lañ ñu en tout cas notifié. ay amende yu xaw a takku. ba ma koy xayma à l'époque tolloon na quasiment ci 660 millions. loolu sama directeur des pêches bi fa nekkoon bi ma ko waxee ma ne ko bul conclure dara parce que leer na ne lii. suñu mbokk yi duñ ko mën a fay. parce que trimestre bi rek ay 125 millions la woon bu ma juumul. ci xayma. donc loolu moo indi woon d'abord coow parce que ñoom dañu jàppoon ñooñu dañu ñëw pour jox leen seen licence.
problème amende boobu taxaw. du dëgg. Mauritanie jàppoon ni ñoom dañu war a jox licence ñi nga xam ne amuñu pénalité. ñeneen ñi il faut ñu fay balaa ñu leen di jox. bi ma ko directeur de pêche xayma 41% rek ñoo mënoon jot seen licence. man ne loolu boobu moom du solution. il faut ñu waxtaanaat bi ñuy waxtaan ci loolu nag la coow am Ndar. mu ngeen di fàttaliku. ñuy sant bu baax son excellence président de la République islamique de Mauritanie. ak son excellence le président de la République du Sénégal parce que yàlla may ñu dem fa mission ma bokk ci mission président bi ñu mën a waxtaanewaat yooyu ba tey la am Gendar foog naa ni sant yàlla la. parce que 400 licences la ñu amoon ñoom. léegi ñu ngi ci 500 licences. beneen bi mooy que ni liñ doon fay parce que ñun ñu ngi doon fay 15 euros la tonne. Mauritanie dañuy jox possibilité ñu pêcher fa 50 000 tonnes ñuy fay 15 euros la tonne à l'époque suñuy mbokk ne 15 euros yi sax bëri na. président Macky Sall ne dana gàddu 5 euros yi ñoom ñuy fay 10 euros yi. donc loolu laa fekk loolu déjà muy xéwal. parce que bu ma la bëggee nga pour nga comprendre Assane. yeneen bateau yi étranger yi ñu ngi doon fay je crois 132 euros. en Mauritanie fi ñu doon fay ñun 15 euros. waaye le président ci seen kii seen en tout cas ratax diggante. ñu décider ni d'ailleurs léegi dootuñu fay. parce que même peuple bi la. mais li ñuy sàkku ci ñun mooy ñu veiller au respect des règles. maanaam suñu mbokk yi bu ñu fa demee. lañ fa tere vraiment nañ ko respecté ñu moytu ko. loolu moo bor bi nu mu mujjee moom 660 millions ya. loolu dañ ko faase. xam nga loolu sant yàlla la. loolu dañ parce que loolu lépp mooy liñ fa obtenir mooy loolu non seulement dañ ko effacé. très bien waaye léegi dañu ne sax léegi dootuñu fay licence. ba pare yokkal ñu ci 100 licences ci 400 yi ñu yoroon. muy 500 léegi nag damay ñaan samay mbokk quand même. ñu sàmm quand même ñu sàmm parce que sa état aussi da nga koy doo ko néewal doole. da nga koy dooleel parce que ay nawle la ñu amal affaire. am na solo ñu ñaan yàlla vraiment dal googu mu continuer mais il faut aussi ngeen gunge dal boobu est-ce que yéen a ngi may gët bu baax sunu mbokk yi tamit ndax ñu ngi wàccoog la fële. ña fële it est-ce que li ñu diggee ñu ngi koy def xam nga suivi dafa baax ci loo gis il faut encadrer cette sérénité là. waaw xam nga foofu ñun déjà état est représenté gouverneur question la boo xam da ko doon suivre. jël ko sax en charge waaye suñu service yi dañu fa am représentation départementale. suñu service. yoo xam ne ñooy dund ak suñu mbokk mool yi. am na solo fan yi balaa ma koy fàtte Assane amoon na problème boo xam ne maa ngi ko dégg ci rajo yeeg en tout cas ci réseau yi. am ay responsable itam yu ma ci wax mooy Nouadhibou ay mbokk yu fa ne yoo xam ne ñoom bokkuñu ci accord yooyu waaye ñoom foofu la ñu établir di fa liggéey. xam nga am nañu mbokk yoo xam ne ay at ñenn ñi sax fa lañ juddoo. di fa liggéey donc amoon na ay difficultés mais bi ma koy saytu ministre bi ma ko woowee ministre mauritanien bi dafa newoon wax naa garde-côte mu may leen ñu liggéey parce que dañ ko dakkaloon. muy benn. mais am na leneen lu ci greffé loo xam ne loolu il faut ma saytu ko maa ngi koy xool. mooy dafa amoon ay problème administratif maanaam ñu fa ne yoruñu këyit kenn xamul ñan la ñu et cetera. voilà mais loolu aussi normalement. saafara am na ci li ma jàpp. am na solo monsieur le ministre olof danaan ku yokkul yaa wàññi yaa ngi ñëw bees ci secteur bi lan nga noppee yokk wala lan nga yokkagum pour les acteurs de la pêche ñu sentir au moins que ni fa ñu newoon ci point A jóge nañ fa ñëw ci point B wala C. waaw déjà ñu ngi sant yàlla li ñu wax nii léegi. nga xam ne chaque année problème la woon. du dëgg. loo xam ne ci 400 licences la woon nga dem 500 ba pare léegi waroon nga ci fay ay centaines de millions doo fay dara. loolu lu am solo la ci wàll woowu. waaye itam man dama jël stratégie ba ma ñëwee dama fekk fanweer ak juróom projet yoo xam ne ñu ngi yoon ci pipe bi te antuwuñu. ma ne service yi lii na antu. parce que njëriñ la. c'est pas parce que dañ ko sumb sama balaa may toog que dañ koy mettre en veilleuse. projet yu ci bëri quasiment ñu ngi koy commencer. en tout cas réceptionner. njëriñ la pour les acteurs. bu baax parce que xam nga fi ñu lay. xeeti projet. fu ñu lay defal par exemple marché Tamba bi ñu ubbi jox leen ko marché au poisson am na solo maa ngi koy organiser d'ailleurs parce que foofu am nañ chambre froide boo xam ne war nañ ko ubbi. loolu aussi dana am solo ci ñoom. fu ñu lay jébbal ab quai de pêche. fu ñu lay jébbal ay four de transformation pour femmes transformatrices et cetera loolu xam nga ni seen njëriñ direct la parce que ñun li ñuy def yëpp c'est pour les acteurs. directement. Là actuellement programme yaa ngi continuer par exemple subvention gaal yi moteurs yi du moins. c'est-à-dire moteur bu ne état ngi lay subventionner 1 million ci sa moteur.
loolu lu am solo la itam. Voilà tout xeetu subvention fi amul benn bu ci des. donc vraiment acteur pêche yi côté boobu. jàpp naa ni état ngi seen wet. parce que président Macky Sall def na ci pêche loo xam ne jafe na tey. en tout cas nga bañ ko apprécier nga bañ ko tàcc. waaye nag mbas maa ngi fi. mbas mi am na ay impact ci acteurs yooyu. xaw na wàññi allure yi. bu baax a baax parce que wàññi na débarquement yi. xam nga foo tëjee horaire yeeg yooyu da ngay wàññi vraiment activité nappkat bi. foo teree dem ak dikk bi entre localités yi. mareyeur ba am na problème donc kiy jaay am na problème et cetera. donc impact bi. taxoon na débarquement yi am na ay zone ci première semaine yi lu mel na Joal je crois première semaine ou 2 semaines yi ba 75% de diminution seen débarquement amoon na. xam nga loolu lu am solo la. metti woon na kon loolu metti woon na. mais j'espère que amoon nañ ci ñoom it seen wàll ci ndimbal yi. waa ndimbal bi man de bon xam nga nag ministre de la République ñëw rajo. di fi sàkku ay mbir. lañ ci amoon mooy dañ ñu jagle woon ci. volant global bi 1 milliard. bi ñu dajalee bi ñu xoolee acteurs yëpp concernés ñu jàpp ni 1 milliard boobu bu ñu ko tasee. njëriñ ba du bëri. parce que tey acteur bu ñu joxoon 10 000 francs 15 000 wala 20 000 ba 30 000 gëwuma ni. njëriñ ba bëri na. ñu xool nan lañ koy toggee ak yeneen institution ak DER ak CMS. ba yokk ci beneen milliard muy 2. waaye fexe jox ko benn caractère li tubaab en finance di wax revolving maanaam dafiy ne. ba pare ma tënku ci wut yeneen fonds pour jéem a duufal fonds boobu parce que 2 milliards la. maa ngi ciy wax sama naataango de l'économie parce que diggoon na ma ay dons yu ma fay dugal. kon nag dama koy fàttali publiquement. un appel du pied la. loolu tey dañ koy lebal acteurs yi la nga soxla maanaam li la mën a avancer loo. pas lépp parce que départ la. mais à 3%. AGESAN foog naa ni fi mu ne nii ci activité bu ñu la lebalee 3%. moo en tout cas par exemple mu ma la lebalee 1 million 3%. moo gën ma lay sédd 10 000 francs wala 30 000 francs. dëgg la nga xam di nga am départ. waaw di nga mën a faj say fonds de roulement di nga et cetera. koo fekk muy dox moom boo ko poussé dina daw. voilà donc foofu ki neexut a pousse mooy ki toog dëju. voilà donc foofu daal la ñu ne ci wàllu mbas mi ci liñ leen dimbali. industriels yi moom dañu ne mën nañ inscrire ci li état bi def maanaam auprès des banques. donc li ñuy def ci banques yëpp. industriels yi étant des sociétés yoo xam ne. comme entreprise yi rek. voilà mën nañ ci bénéficier. très bien sénégalais yi ñoom ci seen grande majorité xam naa ñoom Patricia nekk sëñ Dieng ak yow mën ngeen am possibilité dem Soumbédioune jënd seen i sëdd ki ay coof ak jën yu mag. mais sénégalais yi monsieur le ministre daanaka boo nee ministre de la pêche sax xam naa ni buñ la rusul tam dañ la ne ana jën yi ñun seeñu nañuy yax ba sonn. waaye mel ni jën yi daal léegi luxe la quoi Sénégal. man nag bi may doxantu boobu ba léegi li may gën a dégg mooy fan yi daal ñu ngi gis ay jën yu ñu gëj a gis. ah bon man loolu laa dégg. boo demee ci xëy na nag nañu xoolaat njëg yi parce que bu bëriwul. entre l'offre et la demande économie xam nga li mu doon. mais ci suñuy marché. ñaa ngi doon commencé gis jën yoo xam ne gëj nañ ko gis. parce que phénomène bi ko jëkk expliqué mooy exportation bi dafa wàññeeku. parce que mbas mi leen sauvé rek waaye du ñoŋal géej gi wala dara. déet mais nañu xoolaat aussi xëy na doxalin maanaam dafa am pourcentage boo xam ne c'est-à-dire que souvent booy dégg acteurs yi di wax sax. dafa mel na ñoom ci seen bopp ci seen activité jàpp nañ ni sénégalais yaboy rek la war a lekk. parce que loolu ngay dégg ñuy wax. te sénégalais bi nag ñun ab dëkk la boo xam ne dañu xam jën bëgg jën. ñun doo ñu méngale ak yeneen réew yi nga xam ne amuñu même rapport bi jën produit halieutique globalement. li muy indi ci suñu lekk. raar na lu ko indi. parce que AGESAN suñu apport en protéine produit halieutique mu ngi ciy indi quasiment 60 bu ma jumul 70%. parce que 29 kilogrammes par an. la ñu consommé ñun. te boo gisee au niveau mondial parfois mu wàcc ba 10. donc gis nga suñu rapport ak jën. loolu dafa am solo. donc il faut ñun mënuñu am les mêmes trucs donc il faudra même ñu xool ci pourcentage exportation ak obligation yi nga xam ne war na quand même nekk ci marché bi. approvisionner marché bi parce que le mareyeur il faut ñu mën ko approvisionner. bu mareyeur bi ñëwee par exemple ci port gaal yi wàcc yëpp amul kenn ku koy jox jën problème am na. parce que mareyeur boobu mooy jël jën boobu yóbbu ko fii ba Kédougou wala feneen. loolu dafa am solo ku ci ne ci chaîne bi. état bi xanaa amul benn levier bu mën a sukkandiku pour travailler à la baisse au moins que ni ma ko waxee jën yu mag yi. ñu dellu na woon fa woon parce que nag lii ma lay wax ni kër goo dugg Sénégal moom wax dëgg yàlla.
waaw yabooy 4 mètres beeg ñoom it seen Ablaye Diop xam na ko bu baax parce que réalité Sénégal aussi il faut pas que ñu des rek ci réalité conseil des ministres quoi mais ñu dem ba ci suuf xool demal xool ñi lekk sëdd ak may tooñ lan mooy réalité conseil des ministres mais yéen ñëpp ku leen xool ku ñu falu daaw ak ren bu ñu xoolee seen lekk xam ne yaa ngi ciy jën yu mag yi waaye dama ne Sénégalais yi la masse waaw yàlla def na travaille à la baisse des prix yàlla def na ni ki nga jàkkaar loolu moom fi mu ne nii bu ma perdoon gramme mooy am na yax bu wàññeeku ci man du dëgg parce que man moom lu fi wàññeeku lu fi yokk amul ci sama taxawaay waaye nag li nga wax je veux dire c'est une donnée boo xam ne il faut ñu ngi xool nan lañ koy rendre parce que c'était un plaisir d'aller à Yoff ailleurs nga fay jënd say coof ak yooyu te loolu dañu war a xool nan la mën a perdurer du dëgg maintenant nag ci géej li yu bëri lañ ko ciy wax par exemple am na temps da nga gis ku attaqué licence yi ñu ne dañ ko jox étranger yi te bi cool yi am dama ne man par exemple aw ma licence aw ma convention ak Chine kon mënuma jox Chine licence bu ma ko defee wàcc yoon convention yi ma am ci ay bitim réew mooy Union européenne Union européenne AGESAN 10 000 tonnes lañ leen jox ñun 10 000 tonnes sur les espèces tonidées maanaam ay espèces migratrices lañu yoo xam ne duñu ko nappi sax te loolu lan la ni ñu ko organiser c'est au niveau mondial lañ ko organiser ICCAT en Espagne mooy déterminer par exemple ñun Sénégal nangami tonnes lañ ci mën a prélever ci loolu ñu puisque nappuñu lépp ci loolu la ñuy jox ay nit di leen jox ay licence avant convention bi foog naa 15 000 tonnes lañ ci amoon convention bi ñu wàcce ko 10 000 tonnes Union européenne lay wax de méngale ko Mauritanie bi ñuy jox ñun 50 000 tonnes pas ci même espèce bi effectif déjà donc loolu soit dañ koy napp wala gars yi kor ko fee kar ko ci frontière ba napp ko muy benn donc du loolu mooy indi mais léegi pêche artisanale bi sama mbokk yi am na yu bëri ñu war a xoolaat parce que amul acteur bu dul yàq ci géej gi loolu dafa am industriel yi di wax la ñuy yàq bëri na il faut ñu seet ko tegaat ko ci yoon pêche artisanale la muy yàq bëri na il faut ñu xool ko teg ko ci yoon parce que ressource bi moo tax ñun ñëpp exister bu ressource amul pêche artisanale amul pêche industrielle amul ressource boobu ñoo ko bokk muy en tout cas comme Sénégal ñëpp am ci droit mais ñun ñëpp ñoo war a mànkoo xool nan lañ koy saytoo nan lañ koy préserver. est-ce qu'il y a une stratégie nationale wala xam naa da nga naa c'est évident de pour ñu ñoŋal loolu lépp suñu ressource halieutique yi. tout à fait mooy par exemple tey man wax naa ñu saytu yenn yi parce que il faut pas que nit ñi di jaar ci texte yi di ñu contourner par exemple damay pour ma bañ ko fàtte moo tax ma koy wax c'est-à-dire que man dama la ne Union européenne la amal convention amal ko pays yi ñu wër maanaam Mauritanie suñu avantage Guinée Bissau Gambie Cap-Vert ba mu jëlee par exemple bi mu mujj lim Cap-Vert benn navire capverdien la ñu jox licence ñun Sénégal te ñi wax souvent ak en tout cas ñi koy xultu souvent convention yooyu tax na ñoom ñu am ay licence au niveau du Cap-Vert yu ëpp benn bëgguma lim parce que dañuy wax toujours maa ngi ci xëccoo du dëgg mais bii ñu passé nii rek ñoom am nañu ay licence yoo xam ne dana leen may ñu pêcher ci temps yooyu yoo xam ne bu doon convention yooyu xëy na duñ ko am kon gagnant-gagnant la géej gi nag li koy préserver ressource bi mooy que vraiment déjà effort bi ñu koy maîtriser ñu koy surveiller bu baax ñuy permettre itam muy reproduire. Est-ce qu'on a ces moyens de surveillance quand même. ñu ngi koy yokk ñu ngi koy yokk bu baax xam nga de ce point de vue là yenn patrouilleur de dernière génération bi ministère bee ko jënd jox ko marine nationale di surveiller suñu géej. Très bien. am nañ ay accord même avec l'armée française ci wàllu boobu du dëgg DPSP loolu doo ngay liggéeyam loolu bateau normalement industriel bu nekkul ci ay fraude te boo ko nekkee ñu mën la détecter fekki la boo duggee suñu géej dañ koy xam loolu dafa am solo bu doon loolu temps yi yëpp maa ngi arbitré ci ay arraisonnement maanaam ñu dugg suñu géej def fa naka su dul noonu muy ay bateau yu fi ne wala ay bateau étranger bateau yi si ne sax d'ailleurs bon xam naa ni sama commission du xëy na sax ñu am lu ñu ciy tegaat parce que dama leen ñaan ñu wàññi amande yi parce que mbas mee tax waaw ñoom bi ñu defee seen liggéey ba génn ci bon li ñu génnoon dama leen ñaan ñu jël ca li nga xam ne du ñu wàcc yoon parce que yoon moo naan c'est
X montant à Y. man leen fexe leen jël bi gën a en tout cas bi gën a néew. pour aussi jàppale waale rek ñi nga xam ne suñuy acteurs lañu. jàppale leen muñal leen ci pénalité yi waaye jàppale leen pour ñu gën a suqali ko aussi. parce que ñoom ay entreprises lañu yor comme on parle des entreprises privées nationales. lan la ministre bi noppee def pour jàppale gars yi. donte li ngeen di xiiroo ngaayoo bari na mais comme je dis ñoom dañuy indi fii ci réew mi non ci suñu wàllu. mais moo tax ñu créé ñu encouragé leen. ñu nekk fii. parce que tey quand même boo nekkee yow ngay mën a débarquer tranquillement ci port bu mel na portu Ndakaaru. loolu dafa am solo. du dëgg am exonération yi nga am dafa am solo. parce que l'État ne peut pas faire plus que ça aussi. tey boo jëlee ma wàcc sax par exemple industriel yi. boo jëlee artisanal bi. État chaque année 8 milliards dana ko dugal ci subvention carburant bi ñu utiliser. 8 milliards. Parce que, oui dañuy subventionner carburant boobu. ci pêche artisanale bi par exemple. État tey bu demee bay di la subventionner jox la gilet pour aar sa kaaraange boo xam ne 2500 francs lay jar tey. presque daf la ko may. ñu ngi liggéey ci géolocalisation bi ñu ngi liggéey ci soppi gaal yi. pour en plus de sécurité man leen aussi di topp. ci ba tey y a de la résistance ñoom daal gaalu cosaan yi gars yi xam naa dañu ko tàmm rek. non suñu mbokk yi du résistance. ñoom la ñu gis. c'est-à-dire aussi xam nga ki yor benn scène tournante ak capacité bi mu yor. il faut nga indil ko bateau bu am capacité boobu. ok loolu dafa am solo il faut ñu intégrer loolu. aussi ci def daal moo oui il faut tolluwul ak ñoom seen gaal yi cosaan. non dama joxe exemple. oui mais lii tax muy am résistance. souvent loolu la waaye bala nga ne naam ne fa de. c'est-à-dire nit ki il faut pas ma gënal def gu rëy ba pare géej gi daal di. toog gaal ga waaw mais xam nga nag. mool ragalul géej. dëgg la ragalul géej man Thiessois bi may waxee noonu wax nga dëgg. ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM monsieur le ministre Alioune Ndoye la ñu ci àndal moom lañ dénk wàllu napp mi waaye mooy maire bu Dakar Plateau. monsieur le ministre Dakar Plateau mbaa ñàkkul maire am est-ce que tal nga leen d'abord boo doon defal sa bopp bilan ci lu ay gët mën a tegu tey jii ku jaar Dakar Plateau lan la mun a vraiment xelam di demee ci Alioune Ndoye wala. loolu bu doon bilan la. waaw dañu jël xëy na juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne moom la ñu dénk. parce que loolu aussi ci information baax na ci parce que souvent dañuy attaquer ab maire. ci loo xam ne amu ci sañ-sañ. xam nga loolu am na solo. Alassane sa buntu maison bi. bu ndox mi doon bal ci réseau bi. sa maire ngay xalaat. te sa maire amu ci benn sañ-sañ. exemple laay joxe rek. ñun Plateau man damay sant yàlla parce que Plateau samay mbokk parce que fa laa fekk baax ñu ngi ma dénk maag ñi ma àndal. Plateau en 2009. 2009 ba ñuy toog Plateau. damay tënk bilan bi. la ma juróomi million nga fekk trésor nga moomal ko sa bopp maanaam fayul say salaire ci weer wi 477 millions bor nga fa fekk ak dëkk bi ni mu tëddee woon bi ñu wax waxi cadre de vie bi ñu wax waxi électricité bi ñu wax waxi tali parce que tali bu jag quasiment amuloon Plateau. tey Alassane bu ma naroon delloo sama en tout cas lenge yi. waa Plateau naam amel naa leen seen caabi bureau dinaa leen ko delloo. waaye danaa leen bàyyi lu weesu 12 milliards ci loo xam ne ñoo ko moomal seen bopp. du ma leen fa bàyyee bor lu dul contrat boo xam ne ñu ngi koy exécuter. nit ki parewul liggéeyam pour décompter ñu fay ko. bu may tënk ci loolu. ci wàllu déjà taxawaayu mairie bi. ci wàllu école régulièrement dañ daan réhabiliter suñu école. ñooy gàddu 100% suñu fourniture ndaw. ci seen jàng. 100%. 100% c'est-à-dire ñun kuy jàng école élémentaire Plateau doo jënd bic. ba ma fa parents d'élèves yéen yi toxu ñëw Dakar Plateau waay. am na sax. am na. ah oui. non am na. parce que li ma la wax nii lu leer la. problème la sax am na. ñoo ko gàddu. yow doo lu dul cartable bi nga jox sa doom. amul fourniture booy jënd. amul intrant pédagogique muy créer muy ba ci. li ñuy effacer tableau yeeg yooyu yoo xam ne mairie bi moo koy gàddu. ñuy accompagner sax ñenn ñi maanaam di def ay aide li ñu naan aide scolaire parce que parfois directeurs yi. dañuy beddee ko ñëw nañu xale bi am na mu ngi dund problème social. ñu taxaw ci. Alassane bi may budget ba xam naa ni peut-être virement de crédit mënoon na am 2009 ñu yokk waaye la ma fekkoon ci secours 40 millions loolu. donc wàllu social. ren ñu ngi ci 670 millions. kon xam nga du même dayoo bi.
du même dayo bi. école dama bañoon ñu ne dañuy tiitur waaye foog naa ni tabax nañ école boo xam ne amul Sénégal. mooy le complexe Bibi Ndiaye. boo xam ne tey patrimoine la ci plateau parce que ci école bi dama ko taftal lu ñu naan un immeuble de rapport. boo xam ne day yokk koom-koomu commune bi. yéen lu tax lancé wu ma nii réhabilitation encore parce que école moom presque tous les 2-3 ans war nga laalaat dama newoon population bi dama ubbi woon waxtaan ne leen école Bibi Ndiaye bi yan école la ñu fa war a yóbbu. pour ñu waxtaanee école yooyu lan lañ fa mën a def loo xam ne manqué na ci commune bi. loolu doo dem dugal ay xaalis de réhabilitation ba pare ëllëg gars yi ne la bii war nga ko fiy jëlee. waaye malgré ça am na école yoo xam ne xam naa ne duñ ko laal parce que ay patrimoine lañu. lu mel na Maam Yacine Diagne. Maam Yacine Diagne fi mu ne nii début de semaine ñu lancé marché bi. pour réhabiliter ko à neuf. ok loolu lañ. xam naa ne du fi xaj ci émission. du xaj waaye xam nga boo mënee bilan. ki xamul xam nga maa ngi yoon ci wàllu éducation. te li ci des waxuma ay colonie de vacances. waxuma ay Oscar de l'excellence. waxuma voilà yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def ci. ba ci suñuy aada sax. mais waa gox ñun ñoo lancé par exemple fii di def ay lël ña fa dëkkee d'abord yan gox la pour man Thiessois bi laajte Dakar Plateau yan gox la. Dakar Plateau bu ma la koy méngale da ngay jël Cap Manuel. ba avenue Malick Sy. avenue Malick Sy mooy frontière bi tey bu ma doon teg douane foofu laa koy teg. booy dugg ma fay loola. du dëgg. très bien xam naa waaw ñu bàyyi bilan ba beneen. déet et puis sous réserve de la version de l'opposition là-bas xam naa ñu ngi ne ma sa waay mu ngi xalamal boppam rek. waaw mais xam nga man bu ma la nee. lii laa fa bàyyi ci alal. loolu mënoo ko weddi. parce que compte la boo xam ne souvent damay dégg ñu naan. moom day delloo xaalis ba trésor. ñàkk xam ngi noonu itam. trésor moo yor suñu xaalis. waaye suñu xaalis la. ba tey seen xaalis suñu xaalis la. parce que lu la may résultat yooyu lan mooy sa secret. yu bëre. ak say collaborateurs bien évidemment. yu bëre tey suba maa ngi doon signé parapheur yi. ba ma jëlee téléphone quasiment du ñu dépassé ay 150 000 francs de frais de téléphone par weer. la ma ca fekkoon mu toll ko jéggoon na dayoo. ba ma jëlee électricité. mais léegi moom jamono Illimix lañ nag xam naa. déedéet institution moo tax may wax de. institution. ba ma jëlee lu mel ne par exemple électricité mën naa jàpp ne diviser nañ ko par plus de 10. parce que lu doon gaspillage wala loo xam ne dëppoowuloon nga yoon dama ko teggi. gestion sobre et vertueuse quoi. comme non muy yoon c'est-à-dire boo jëlee ab école par exemple ay nit di même ci ay cantines yu ko war di ci branché. oui. irresponsabilité la nga bàyyi ko damay joxe exemple rek. recettes yi aussi liggéey la maa ngi féliciter samay agents. mes jeunes du plateau. yoo xam ne tey loolu beneen mbir la woon 132 laa fekkoon tey presque ils sont 400. ndaw yuy xëy di liggéey biir plateau. ñu yokk à plus de 47% seen payoor. di leen ba pare di leen topp nag di leen jàppale mu doon suñuy neveu ak suñuy rakk. am pression boobu. ma leen di féliciter ci liggéey bi. parce que ligne de recette bu ne foofu la xaalis bi jóge mais dañ ko multiplier. ba may def campagne 2009 dama jaaroon foog naa benn bëgguma tudd tur mais benn rajo. ma ne budget plateau à 1 milliard c'est pas ambitieux. war na nekk sax à plus de 3 milliards. mais ñi yore woon mairie bi am na ñu duggoon ci émission bi ne lii day wane ni man xaw ma luy mairie. parce que ni ma waxee ñoom wane na ni xaw ma mairie. waaye tey budget plateau. dépassé na 10 milliards. ok du dëgg. est-ce que loolu taxul nga am ambition jëm ca mairie bu mag ba Ndakaaru du ngeen ne ma da ngeen koy bàyyi ak APR quand même yéen waa PS nag da ngeen a baax lool. seen nawle non Alassane man bi may nekk mairie plateau. defuma ko woon objectif. maa ngi toogoon sama bureau fee ci Colobane. la góor gi Amar Soxna Taras Diop moo jiite woon coordination parti socialiste. fii ci plateau. ànd fak sama beneen camarade ñu ñëw sama bureau ne ma dañoo bëgg dajale coordination bi pour proposer leen nga doon suñu candidat. comprendre nga. mooy li ma wax sànq kaay jiite ñu man moo ma gënal. dama leen di jiite par force. donc souvent bu mais non man résultat bi moo ma amal solo parce que fii ma fekk baax fii. def fii loo xam ne fii ak 30 ans 50 ans di nga ko teg bët. man moo ma ëppal solo parce que souvent dañuy wax cadre de vie. am na ay quartiers yoo xam ne fi mu ne nii yoonu suuf amatu fa. te loolu dong moo fa newoon. sama mbokk yi baal ma. mais boo jëlee Parc Frage mètre linéaire goudron amu fa woon. tey mètre linéaire suuf amu fa
te may sant yàlla lool aussi mooy maire. jarul fistine da nga ma ne nooy def. fistine génnul ci maire bi pour ñu def loolu. nuñ ko defaree. partenariat. voilà ministère maanaam ministère un maire aussi c'est le carnet c'est le relationnel. yàlla dafa defoon ne rek ci yooyu laa doon liggéey. léegi doo wax secret bi wala da nga bëgg a nekk politicien boo laaj mu ne non damay bañ sama adversaire jël ko. mais yàlla si c'est pour le Sénégal. yàlla tere non yàlla tere mais je dis un maire. aussi baax na nga xool profil bi baax na nga xool carnet d'adresse bi mu mën a am dama mën a indil commune bi. parce que souvent yow xam nga ko ressources yi du doy. parce que maire yu bëri tey bëgg nañ def. mais ressources yi ñoo amul. donc loolu aussi dafa bokk ci tànneef bi. mën nga ma assurer ne clientélisme politique kon amul ca mairie ba. wala du ñàkk léeg-léeg nga ne ñu de. ma jox la les verts ëpp fa les marrons. ma jox la exemple. xam nga opposant toujours dana ko wax. dana ne say ñooñ ngay jox. ma jox la exemple tabaski bi ñu génn. parce que xam nga ñu nee mbas mi samay opposant nee nañ defuma dara man leen non seulement dinañ def waaye incha allah li ñuy doon def yeneen at yi duñ ci teggi dara. mooy xeex bi. tabaski bi ma ñëwee dama teg benn plateforme informatique ne kuy doomu plateau soxla aide na nga ci bind sa bopp. Ajasan xam nga ni am na ñoo xam ne mën nañ maa jegeñ. jàpp ni loolu moom ubbeeku bi ëpp na. te fi may wax ni rajo laay wax. koo xam ne bindu nga ci plateforme boobu. man ma firndeel ni da ngaa bindu nga ci plateforme bi. te dëppoo nga li wane ni yow doomi plateau nga. te joxuñu la rajo laay waxee. ak ay critères anam yi wane ni soxla nga. wala parce que gars yi mun na ñëw de. waaw mais ni ko yellool kay mooy néew doole yi xanaa. waaw mais xam nga ndegam Ajasan man de xam xëy na war ngaa def tour samay quartier. souvent bu ñu nee plateau rek dañuy foog ne borom doole rek a fa ne. ok waaye yàlla xam na ni. am na ñu soxla. dëgg la waaw am na boo xamee ni mu tëddee quartier yi. man am naa encore ay quartiers traditionnels. yoo xam ne li ñu soxla bëri na donc man loolu dama ciy tenir compte. mais 8441 personnes ñoo inscrire seen bopp ci plateforme boobu. 8000 yi jot nañ. ñeneen ñi nag bu ma la wonee. bu dee yaa ngi dëkk Thiès bindu bëgg ñu jox la man awma droit jël. xaalisu plateau jox la. doo ko mën a leeral ëllëg. waaw. monsieur le ministre RFM mu ngi lay gërëm bu baax en quelques secondes gestion pandémie bi mbas bi lan ngay wax am na ñu koy bàkkoo ñi fare ak yéen ne Sénégal kat nañ sant yàlla am ñu ne non càggante am na bii relâchement amee léegi. waaw ci gàttal corona bi ak li ngay digal sénégalais yi. corona di feebar la. te kenn mënul léegi naatable ndax mu ngi fi wala néew fi. foog naa ni d'abord da ngay aar sa bopp aar sa njaboot ku ne bu ko defee rek ñu aar réew mi. état li mu mën a def mooy jël ay dogal jël ay en tout cas gunge nit ñi te gis nga lépp panoplie yi nit ñi jéem nañ. waaye état aussi du la jël Assane dugal la ci situation boo xam ne xëy na saafara bi day jur jàngoro. loolu moo waral parfois nit ñi naan dañu assouplir waruñu woon assouplir. déedéet parce que saafara ba waruloon jur jàngoro. du ma la imposer yéen yi ba sa activité yëpp dàkk ba dootoo am sax loo lekk. mais dañu compter léegi. ci posture citoyenne de tout un chacun. nañu xool ci kilifa yi exemple yi ñuy jox. nañu xool itam li nga xam ne loolu la technicien santé yi wax. ñu topp ko bu ñu ko defee xam nga loo xam ne boo ko takkaloon 24 heures wala 48 heures. mu jóge fi. c'est-à-dire am mesures yi ni muy metti nii bu ñu manqué ñu ñëpp ñu ne semaine bii dañ koy respecté. def ko. mu jóge fi ci réew mi. incha allah mais kooku nañ ko jéem. jërëjëf monsieur le ministre RFM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi leen di sant bu baax. jërëjëf mu nekkoon mbokk yi seen émission yoon week RFM ñu àndoon nag monsieur le ministre des pêches et de l'économie maritime Aliou Ndoye ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.